ñu nu wootee boobu ñu nu waa Thiès dinañu seet nu ñu koy jàngatee ba indi ko si local mu si Thiès naka la Thiès di taxawee su wootee bi nga xam ne nation bi doon ko woo ñu ni ñun loolu de dafa mel ni président sax daf ñu see fekk ñun noonu woo Thiès yëpp nii nañu ñëw ñu am kuréel bu yaatu boo xam ne nañu dugg si quartier yi ñun ñëpp xool ndaw yi li ñu soxla ndax bëgg-bëgg kat sodewul mooy ndaw yi am liggéey jigéen ñi am lu ñu jàpp yóbbu sa kër ga. loolu nag mooy li nga xam ni moo nekk si deuxième phase bi nga xam ne mooy programme président Macky Sall ñu dugg si quartier yi teg fa ay cahier yoo xam ni quartier yi seen bopp ñoo ñëw bindu fa ndaw yi wax li ñu bëgg jigéen ñi wax li ñu bëgg mag ñi sama compagnie yi ak ñi ma mag wax li ñu bëgg ñu jël loolu charge yooyu jébbal ko président de la République ni ko Thiès nag si charge yii la bëgg a ànd ak yow si contrat bii la bëgg a def yow contrat bu bees tàq alliance ak yow nga defal ko ñu ànd ak yow ba faw si lii di ñëw ñu topp si ginnaaw loolee la ñu jàpp ni moo mën a wëlbatiku tendance bi nga xam ni malgré effort yu ñuy def suñu góorgóorlu toujours noonu nekk Thiès nekk si opposition lii wàngar ñi mbir mi jàng noonu ko ba jàngal ko xam nañu ni mooy président Macky Sall def alliance def contrat politique ak Thiès te contrat ba nag la koy taxawal moo ñu wax ko lu bëgg mu defal du ko te ñëpp a see ànd loolu nag si la ñu woote ñu nga woon nag léegi président de la République ni ko mu xool ñu jàkk suñu leader Ablaye Gueye suñu leader nag Thiès ñu ngi fuddu Thiès ñu ngi siggi Thiès ndaw yaa ngi xam Thiès xam nañu lu ñu bëgg te xam nañ ni Ablaye Gueye mi ngi seen kanam Ablaye Gueye a passé le test l'examen de l'histoire dafa admis boobu mu admis pour wane ni mën naa jiite ndaw yi yaakaar nañ ko yow yaa wax Benno Bokk Yaakaar réveil de l'espérance espérance nag yeewu na Thiès na nga geesu Abdoulaye Dièye pour ñu xam ni fii Thiès am nañu leader boo xam ni ndaw yi jigéen ñu ngi si ginnaawam loo xam ne jar na si moom dina yegg si population parce que moom dara taxu koo jug du lu intérêt commun bi ñu wax bi ñu ko si texte préliminaire bi intérêt commun Thiès bëgg-bëggu nit ñi bëgg-bëgg ndaw yi bëgg-bëgg askan wi muy jigéen muy góor loolu moo leen tax a jóg leneen taxu ko jóg su ko defee ñu bëgg président di ko wax mu geesu ginnaaw bu mu geesoo parteem geesu yi nga xam ne ñëpp jàppale nañu ko te ñu ay jàmbaar ndax gis nañu campagne bi nu mu demee mu geesu suñu leader Abdoulaye Dièye président Abdoulaye Dièye ñu waxtaan mu wax ko ndawi Thiès li ñu bëgg te dialogue bi nga xam ne woote nañu ko te moom mu bëgg ko traduire en termes locaux ñu waxtaan si waxtaan boo xam ne nii dinañ nekk njëriñu waa Thiès maa ngi leen di sant leen. tey espoir juddu na ci waa Thiès te dañ koo wékk le président Abdoulaye Dièye kon donc du moom ndax moom yàlla teddal na ko ba pare mais daa am une vague bu nekk ci ginnaawam te mi ngi leen di jàppale di leen dooleel il mérite d'être soutenu ci côté boobu kon yaakaar naa ne président dina ko ci fekk si ndax gàcce ngaalaama le président Abdoulaye Dièye et le mouvement Siggi Jotna parce que lépp lu muy def mi ngi koy def te boolewu ci wax. moom lecture bi ñu ci am ñun mooy que ni on n'a pas été attractif c'est-à-dire que ni Thiessois yi d'abord bu ñu teggee benn homme politique comme Abdoulaye Dièye bu ne Abdoulaye Dièye ñun la ku dëggu la ku yaru la ku dal la ku fonk nit la c'est-à-dire que ni bu ñu ko pendre noonu rek moom déjà am na benn sympathie boo xam ne am na ko ci Thiessois yi am na benn confiance boo xam ne gagné na ko à l'endroit des Thiessois est-ce que nag il n'est pas temps de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est-à-dire que instant yi ñi nga xamante ji def nañ seen preuve et donc ni ko doyen waxoon tout à l'heure que ni il a passé l'examen de l'histoire est-ce qu'il n'est pas encore temps que ni tey jii nii tant de Thiessois yi nga xam ne ñoo porté son espoir sur moom tant de Thiessois yi nga xam ne ñu ngi daw wut si ko ndax lan yaakaar est-ce qu'il n'est pas encore temps pour que tey jii nii benn comment dirais-je benn relais de jël relais bi ci d'une génération à une autre génération ñu daal di def cette transformation générationnelle ba est-ce qu'il n'est pas encore temps de passer à cela loolu nag si la ñuy woote di wax aussi que ni ki ñuy àndal xam nañ fi ko Thiessois yi teg ak xam nañ li mu xam ni capable na ko def ko fii ci Thiès mais nag encore une fois nous appelons à qu'il soit outillé qu'il soit soutenu parce que tey jii nii yaakaar moo nekk ci épaule am te warut a décevoir yaakaar boobu. li ma ci mën a yokk tey li ñu woote ci conférence de presse bi di ci wax dialogue national bi nga xamante ni président woote na ko mais naka lañ koy sampee pour mu am Thiès ku ko njëkk a woote mooy le mouvement Siggi Jotna kon donc am na lu mu wane ci war na mën a porter loolu ci biir Thiès ñëpp fekk si ko ci ndax nag ku xool image notre leader ci jàmm ci woote ci lu baax ci dox ci lu baax
ak politique sociale bi mu mën ak politique de développement bi nga xamante ni mi ngi koy dégager war naa mën a porter cette dialogue parce que tey muy opposition que muy biir mouvement présidentiel majorité présidentielle tey ñëpp di nga ko ci bàyyi ñu ngi koy déglu ak nopp kon donc ku mu ci woo di nga ko wusi nag sekk na ñëpp ak jàmm parce que doxalul kenn ak lu mu mot a doxal kon donc loolu noonu nga xam ne mi ngi ci te tànk boobu la mos a wane mouvement Siggi Jotna aussi ci loolu la mos a dégg kenn mos a gis mouvement Siggi Jotna kenn mos a gis mu nekk ci biir Thiès ñu wax benn wax boo xamante ne dinañ tëj jébbi donc exemple lañ modèle lañ kon donc yaakaar nañ ni te am nañu yaakaar boobu ba tax ñu am fitu ne lii nga xam ne président woote na ko ñun dañ ko war a dëggal ci biir Thiès ndax mën nañ ko porter parce que le président mën na ko porter donc ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy woote parce que nag am nañu légitimité boo xamante ne war nañoo mën a woote loolu te nit ñi war nañu ci mën a fekk si